asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil ñu ngi nekk toujours ci côté viennoiserie yi wala pâtisserie yi bokk comme niñ ko xamee rek donc pour suñu ndogu yi tey nag liñ leen indil moo nekk li nga xam ni moom la ñuy wax cinnamon rolls nag nekkul dara lu dul comme nga ne pain au raisin bu américain yi donc moom lañ leen indil li ngeen gis fii moom moo nekk suñu li dinañ soxla li nga xam ne moom mooy suñu pâte bi donc pâte bi ma yore fii moom laa wàññi woon bi may defar pain tressé bu chocolat bi donc moom laa jëloon daal di koy wàññi après bala ñuy kii dinaa bamtuwaat lu ma ci defoon dinaa soxla aussi li nga xam ne sucre la wala substitut de sucre ngeen gis ko nii donc man bu brun bi laa yore ku nekk yow yaay xool bu la neex boo amee bu weex bi wala bu la munti neex rek mun nga ko utiliser dinaa soxla aussi li nga xamante ni moom moo nekk suñu kii bi ngeen gis nii cannelle bi dinañ soxla tamit li nga xam ni moom mooy muscade ak tuuti vanille bu poudre bi donc c'est optionnel ngeen gis aussi dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy tuuti lem tamit optionnel ak li nga xamante ni voilà yooyu la ñuy soxla donc ak beurre voilà fàtte naa ko ak beurre donc yooyu la ñuy utiliser nii léegi nag dinañu ñëw rek pour wan leen incha allah naka lañ koy defee sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen si waañ wi bismillah gis fii nag moo nekk suñu pâte bi donc pâte bi comme ni ma leen koy waxee ku bëgg a gis détails yi demal ci pain au chocolat bi nga xamante ni moom laa defaroon pain fleur wala étoile bi nga xam ne moom lañ defaroon donc détaillé naa foofu ni ñu koy defaree damay bamtu rek li ci nekk donc li ci nekk moo nekk farine meew beurre ak tamit li nga xamante ni moom mooy tuuti sucre ak suñu levure boulangère def nañ ci aussi tuuti sel daal di ciy def tamit nen ak zeste orange donc moom lañ ci def daal di koy ma wàññi woon ko nag beneen moitié baa ngi nii donc tey jii nag dañ koy jël nag daal di koy dër nag def ko benn rectangle bu ngande laa koy def bu ko defee ma mun a defar li nga xam ni moom mooy cinnamon rolls donc mi ngi nii dañ koy daal di dër rek après ñëw wan leen mais avant ñuy dër yëf yi dañu commencer d'abord par préparer suñu récipient yeeg defar suñu mélange yëpp nga xam ne dañuy dër rek jublu ci lakk bi ci façonné bi voilà donc li ñuy def fii dama jël sucre bi voilà moom ngeen gis ni daal di jël sama cinnamon muy cannelle bi daal di def aussi sama kii bi vanille en poudre bi mélanger ko léegi nag ki nga xam ni par exemple moom amul accès ci cannelle par exemple moom mun na jël sucre ak li nga xamante ni moom mooy muscade mu mélanger ko daal di koy saupoudrer donc su fekkee ni bëggoo utiliser sucre mun nga def lem comme niñ ko waxee rek li tax ñu def lem bi nga xamante ni boo defee lem bi ba pare rek nga daal di jël sa muscade daal di ko ci saupoudrer tamit donc boobu aussi beneen façon la donc ñu def loolu ngeen gis après ñu daal di ñëw nag dër affaire yi. voilà suñu rectangle pare na nii donc dañuy daal di jël beurre bi gis nga ni mu nooyee nii donc moo tax muy neexa tartiner donc da ngay def rek mu dem ñu jël ko nag daal di koy tartiner ci yëpp mais damay bàyyi ci benn côté bi fi nga xam ni foofu laa koy tëjee ci rebord bi loo xamante ni comme ça nga xam ni du kii ma mun ko tëj parce que soo ci defee beurre bi day naqaree tëj après ndax collé bi day xaw a metti daal donc loolu la ñuy def ma pare nii voilà gis ngeen ma daal di siy def nag lem bi c'est selon votre préférence personnelle su amee koo xam ne par exemple bëggul utiliser sucre du tout mun na jël lem bi daal di def comme ni ma def nii donc drizzle ko si maanaam sotti ko si nii ba pare su paree nag daal di jël su fekkee ni amul cannelle muscade la am mu jël muscade bi daal di ko si wis si carré bi yépp après nag daal di commencer lem donc ni may defee sucre bi noonu lay defee muscade bi bu ñu fàttee muscade du bëri parce que bu bëree rek dinañu indil ay jafe-jafe donc ñu daal di ñëw yeggale incha allah.
voilà gis ngeen comme niñ ko waxee rek pare nañu yépp ba pare donc léegi nag damay daal di jël sucre bi daal di def assez généreusement bismillah daal di koy saupoudrer ci kaw nii gis ngeen parce que booy xool pain au raisin daanaka nii lañ koy defaree sans def ci kii bi nu mu tudd su la neexee nga bañ ci def lem bi ma leen ko wanee defuma ci woon lem nii rien du tout donc nii rek lañ koy def fexe ba côté yépp tolloo boo paree def ci say raisin mais man tey duma ci def raisin duma ci def dara nii rek laa koy bàyyi nga xam ni day nekk bu vraiment bu américain yi nga xam ni day jàppandi et puis ci ñépp daal booy xool voilà gis ngeen fi mu nekk nii dama leen di jox rek base yi après nag yow yaay xool lu la neex nga def ci biir su la neexee soo poudré nii ba pare nga am say coco râpé wala bu fekkee ni bu fromage à tartiner bi kese nga bëgg a def nga xam ne au lieu de beurre bi fromage à tartiner ngay def ci suuf daal di def lu la neex moo xam coco râpé la moo xam ay pomme ngay gratter ci biir yow yaay xool daal lu la neex nga def ko wala ay poire lu la neex même ananas baax na aussi nga def ko ci biir daal di koy rouler def yooyu yëpp ay option la yoo xamante ni ñu ngi fi option yi du jeex voilà baax na nii normalement dafa war a gën a bari man baax na nii parce que après xale yi bu ñuy curti fii yow la ñuy sonal daal ma ne ko bu ñuy curti yow la ñuy sonal da nga leen di bàyyi ñu lekk lii tuuti bu ko defee nga daal di defal sa reer boo xamante ni dafay sain ba bëgg a dee du am ay mburoog ay bagages yooyu ceeb ak yëf yooyu déedéet da nga leen di jox loo xamante ni dina leen mën a téye toute la journée après comme dañuy xëy wooraati incha allah. donc mu ngi nii léegi dañuy ñëw rouler voilà donc mu ngi nii léegi nag dañuy daal di ñëw commencer lem donc lem bi man ci côté largeur bi laay jël bismillah donc ñu fexee lem comme basang mu xaw a dëgër nag tuuti gis nga ñu lem voilà voilà donc beneen côté bi ma daal di jël rek tëj nii c'est juste pour mu leer ma fan lay nekk léegi nag su ma paree dama ko siy pincer nii pour mu tëju gis nga comme bu ñuy defar mburu yi ba di tëj ci ginnaaw même concept bi la voilà pincer nañu pincer bu baax ba mu tëju parce que li ñuy bañ mooy defar ko ba pare affaire yi ibbeeku donc ma daal di tourner fi ma tëj noonu xaw ko bërëg nii tuuti pour mu tëju voilà donc lii en principe war naa ci am ay 8 yu xaw a mag naa commencé par noonu ba pare xool léegi nag ñu daal di jël suñu paaka jëlal paaka bu ñaw nga dagg voilà dañuy jéem a xool niñ koy daggee ci digg bi bismillah gis nga léegi bu nekk ma daggaat ko ci digg bi bismillah gis nga lii ci el bi nii bu la neexee nga dindi ko pour côté esthétique ak façon yooyu xaaral ma def nii voilà nii léegi comme li ma wax sànq bu nekk ma dagg ci digg bi xam nga donc ma am fii 4 donc bu nekk ma daggaat ko ci digg bi mu defal ma 8 incha allah voilà this one is big that's why. Yeah, I know, because you didn't cut off that. Voilà donc en tout et pour tout 8 la ak yi ci el bi nii muy 10 donc ñu daal di ñëw indi suñu plateau bi voilà ñu daal di ñëw teg gis ngeen ni mu rafetee déjà bismillah oups daal di teg nii bon ma xool ndax sama kii bi dina
xaaral ma jël yu dijj yi tegee ko ci el bi voilà. gis ngeen bu ngeen xoolee sama kii bi ma njëkkoon jël bi dafa xaw a rëy tuuti quoi parce que bi may dagg moom ngeen ma gis ma doon hésiter noonu dama fàtte dagg ci beneen côté bi el bi quoi nga xamante ni yëpp kon mënoon naa ci am facilement 12 je crois ou 11 donc noonu léegi nag ma daal di jël kii bi def ko mais dama amoon espace ci beneen bi nga xam ne verre bi ma yore woon moo tax ma jëlaat bii nii ngeen gis ma def fii 8 dese na ma yeneen 2 yoo xam ne dinaa leen def ñoom tamit ma lakk leen feneen quoi mais au moins ngeen mun a gis parce que nii la war a def kolente nii léegi nag dañ koy bàyyi mu daal di mu daal di jóg ñu bàyyi ko mu junki tuuti pas doublé mais na xaw a rëy tuuti na nekk taille bi ak moitié. Après nag léegi ñu daal di ñëw dugal ko ci biir kii bi ci biir four bi donc ñu daal di koy enfourrer pour quelque chose comme 15 à 20 minutes man ci sama four bu fekkee sa four ku nekk yow yaa xam sa four nu mu tàngee su fekkee ni sa four taxu koo tàng noonu du gaaw a tàng du tàng bu baax laa bëgg a wax donc mun nga ko def 20 à 25 minutes daal nga xool donc nii lañ koy def daal di koy teg na le en attendant nag ñuy defar sauce bi nga xam ni moom la ñuy daal di def ci kawam noonu nga xamante ni day yomb amul togg amul dara dama ko tuddee sauce rek mais du loolu voilà donc dañuy ñëw defar comme li ma leen wax rek sauce bi nga xam ni mën nga ko def ci biir ci kawam walla nga jël ko di ko tartiner su ñoree ba pare donc mu ngi nii li ñuy soxla du lenn lu dul ma xool 5 ingrédients voilà donc muy lan dinañu soxla li ngeen gis fii moom moo nekk fromage à tartiner donc bu fekkee kiy utiliser vache qui rit la benn triangle bi moom mooy environ benn kuddu bu mag bu fromage à tartiner boo am rek ki amul fromage à tartiner mun na def aussi tuuti yaourt nature walla soow du ci def kii bu boobaa du ci def meew bi quoi donc day def yeneen yëpp omettre meew bi donc dinaa soxla meew lait mu ngi nii lait boo am rek tuuti laa ci soxla dinaa soxla sucre glace walla sucre boo am dinañ soxla essence vanille dinañ soxla aussi li nga xam ni moom mooy beurre lii mooy dem ci affaire yi donc mu ngi nii fromage bi nag il serait préférable mu xaw a nooy tuuti comme beurre bi rek ni mu mel noonu gis nga donc damay daal di ñëw soit ma jël sama fouet ça dépend moo tax ma teg ko nii au cas où kiiwuma affaire yi xaw a dëgër sama loxo tuuti noonu rek ma def ko donc sucre glace bi damay jël lu tolloog maanaam ñaari kuddu ak genn wàll bu fromage à bu kii bu 2 cuillères et demi ak soupe ma def ko mu nekk nii voilà su la neexee nga def encore plus nga xam ne parce que dafa war a saf loolu ci suukar man lii ma def nii rek sax bari na gis ngeen lii moo tax ñuy def après kii bi lait bi parce que gis nga plus ñuy dem day xaw a day dang te dañ ko war a fexe mu xaw a mel ni lu xaw a liquide tuuti rek voilà ma jël toq ci kii bi bismillah ci meew dañuy commencer ndànk-ndànk ba baa ñuy bëgguñu defandoo lépp balaa affaire yi di vraiment tooy suñu loxo voilà gis na tuuti rek voilà voilà léegi ñu daal di jël suñu beurre li ñuy jël du bari tuuti rek laay jël lu tolloog benn kuddu bu ndaw bismillah ñu def ci gis nga boo gisaatee ni dang na rek defaat ci liquide encore
mais balaa ma siy def meew damay def sama essence vanille ba pare defe naa man am naa fi bu weex bi nga xam ne du changer couleur parce que couleur bi dama ko bëgg a garder dafa rafet trop macha allah. voilà donc essence vanille bi laay def nii bismillah. voilà mooy bu weex bi bu clear bi quoi. ku ko amul defal bii nii de tuuti rek ngay def comme ça wala poudre bi ci boppam. voilà dina baax nii donc dañuy bàyyi nii teg en attendant fexe rek bu nga xamante ni dañuy bati du am benn donj wala lenn léegi nag buñ ñëwaatee pour daal di koy def ci cinnamon yi suñu gisee ni dafa dang trop ñu dolliwaat ci suñu liquide bu ko defee mu gën a jàppandi pour ñëpp. voilà gis ngeen ni mel nii mi ngi rafet ba bëgg a dee macha allah donc dañu jël benn nen rek toujours comme li ñuy wax rek benn nen ngay jël bati ko def ci tuuti ndox bu ko defee wala meew yow yaay xool lu la neex rek ñu daal di koy xaaral ma ñëw. ñu badigeonné ko ci kaw bismillah donc gis nga dañ koy badigeonné nii rek ci kaw légèrement léegi nag bu ko defee buy lakk affaire yi dañuy kolente parce que noonu lañ koy ràññee c'est ça mi ngi nii ñu daal di koy dugal comme li ma leen wax sànq rek man 15 minutes ma war ko commencer di xool incha allah bismillah. waa kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp kiy safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey li nga xam ne moom la ñuy wax cinnamon rolls daal di koy boole ak sauce bi nga xamante ni c'est fait à base de fromage à tartiner voilà nga xam ne dañ ci boole ay yeneen bagages donc détail yaa ngi ci biir émission bi di leen wax ni vraiment émission bi tey ñu ngi koy jox képp rek koo xam ne yow yaay safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo di ko jox aussi suñu sister Eva Chon Diouf di ko jox aussi mam Momi Gueye di ko jox ma chérie Salaka Rose Fall tey jii ñooñu lañ ko jox ak sama waa kër ñoom fi mu nekk nii koor gi moom xam naa ni ñoom laa koy jagleel rek incha allah donc mu ngi nii di leen wax ni essayer leen ko neex na loolu donc affaire yii nii comme genre recette yu mel nii je vous conseille mun nañ ko lekk nit ki mun na ko lekk par exemple suy def iftar maanaam buy dog heure dog su jotee mais pas pour xëdd parce que bu fekkee pour xëdd la après di nga sonn di nga xiif di nga sonn parce que li may wax toujours calorie vide la donc mi ngi noonu c'est juste pour nga xamante ni histoire de varier un peu mais su fekkee da nga yore ay xale yoo xam ne dañuy woor ak yooyu loo leen di neexalee parce que tamit c'est le moment boo xamante ni vraiment ñu war leen neexal pour nga xam ne dañuy gën a sawar ci koor gi di leen wax ni bu leen fàttee aimer vidéo yi di ko liker ak aussi di ko partager bu fekkee ni am na kii seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te activer cloche bi bu ko defee chaque fois ñu dugal dara dina ko mën a notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu maanaam ndogu di leen wax yal nañu yàlla nangul suñu koor te fulal ñu ko fulal ko ñépp daal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah